tey damay wax en tant que président association ak wax li tax ñu créé lii ba tey jii toll fii amoon na bañ ko créé yàggul mën nañu ci ay ñeenti weer la toll waaye yàlla mi ngi ñuy dimbali teg ñu loxo ba ñu ànd ak ay ñu baax ba lii mën a tey toll fi mu toll. bi ci njëkk mooy ki nga xamante ni mooy Alaaji Jili Wan ñu ngi koy nuyu bu baax di ko sàggal di ko wax ak jaaraam ndax tey jii bu demee tey ba toll fii du kenn yàlla jëmmal la tey jii bu demee tey ba am du kenn dul moom yàlla jëmmal la ñu ànd seeg ñoo xamante ne aussi tamit ñu doy ñoo xamante ne aussi ñooy jàppale ci lépp ndax def jàpp naa ne lii jaamu yàlla la ndax kaay yi ñu wutal la liggéey kaay ñu formé la wutal la métier dafa lay diplôme ba nit mën laa ràññee loolu ku koy def yaa ngi jaamu yàlla ñu ànd seeg ñoo xamante ni ñi ngi tudd Bamba Mbuub muy koo xamante ni mooy président fils mu jël lépp ne dama ci ànd kenn ku dul yéen association taxawu lamb Thiès ngir bëgg Thiès yëpp xam ne association ba mu doon jot na Thiès buy jàppale lutteurs yi buy jàppale waa Thiès ci biir loolu ñu toog suñu biir néeg waxtaan ko ni ñu ko war a waxtaanal ba yàlla def tey ñu génn ko si penc mi tey ñëpp yëg ne association bi am na waaye nag dañoo ne tey lii bu amee tamit aussi c'est grâce à Maodo Malick Mbaye nit ndax Thiès yaatu na lool bari na ay leaders politiques yi fi nekk lool waaye jox ma defaral la wala jox ma téyel la wala ma jox ma indil ma jàppale la loolu ku la ko defal desaloo doo ko dara te Maodo jàpp nga ci bis bi nag ba mu réussir te di nga xamante ni ay góor gu ko sëkkal te adduna bi dafa toll foo xamante ni bu fekkente ni kiy def ak ki dul def ñooy payoo kon jaratul ngay def dara Maodo da ngaa def fi nga war a def muy ñii ku ñu dimbali yàlla fay la ndax doon na ñoo xamante ni ñu gëm seen bopp nañ te ñu bëgg aussi ci li ñuy nekk la te mbëri dafa metti te bëri du chaque jour la dina toll moment boo xamante ni tey amaana doo bëri mais bu fekkente ni dem nañ ba nga am partenariat ak Bamba te ñu war a mën a taxaw ni nga nekk koo xamante ni yow yaay DG ana moom te mënoon ngaa yem ci loolu rek nga nekk carrément damay wàccaat ci biir jàppale waat leen ngir ñi nekk mën a réussir kon donc yow war nañ laa delloo ñu ko delloo ak jaaraama merci beaucoup. beneen bi des mooy dafa am ñoo xamante ne aussi tamit mënuñoo dem te kenn te du ñu dugg wala ñu wax merci parce que kenn ku seen jàpp nga ci ñoo xamante ni ñi ngi nekk ak ñoom tey fii à Thiès muy waa Thiès Vision muy ñoo xamante ni tey dañoo taxawal ni ñu lépp loo xamante ne mooy naan dinañ ko fay indi muy boisson indil nañu ko ndox indil nañu ko ñu leen di sant bu baax a baax ci seet si boobu ñu def dañ ci rafetlu Xaadim Samb aussi bañ demee seeti ko mun ma kat carrément lii ngeen taxawal jaamu yàlla la te jaamu yàlla lu ci waay def dërëmam na nga ko koo war sant ñu ko koy sant bu baax a baax di gërëm aussi tamit Abdoulaye Dieye bi nga xam ne aussi tamit kenn demul ma des jàppale nañu tamit ci bis bi ba lii mën a toll fii Talla Sylla bi nga xamante ne nag mooy maire de ville bi nga xamante ne li tax ma teg Talla Sylla ci digganteem ak Bamba ndax fii ñu nekk tey moo ñu ko jox te bu ko neexoon amaana mu ni bien vrai que ñoom ñoo ko bokk mais bu ko neexoon mu ne carrément du fi amee te su boobaa du fi amee mais daa xam ne lii waa Thiès ko moom mu ni ñëw ne jarul ngeen may tàggu saa yoo leen bëggee heure ba lu nga bëggee jëlee ñu defee ko kon donc ñu koy jaajëfal bu baax di gërëm bi nga xamante ne mooy Youssou Diop bi nga xamante ne moo ko fi teewal di ko jaajëfal di gërëm aussi Assane Fall bi nga xamante ne moo fi teewal waa CRG ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di wax Bamba merci beaucoup encore une fois lii rafet na te kontaan nañ ci trop association bi daal mi ngi nii association boo xamante ni la tey jii dañoo juddoo nekk Thiès di àndoo yoo xamante ni ñu gis jafe-jafe yu bëri di am Thiès fii moo tax ñu taxaw kuréel gi tuddee ko association taxawu lamb Thiès gis nañ ni fi daloon moo di ko mu metti woon lool mu feebar waroon na faju moom ay jafe-jafe lool ba ki nga xamante ni mooy promoteur bi mag bi nekk fii Thiès dama ko jàppale ci lu bari mi Sidi Diakhaté mi ngi fii tey toog li may wax leer na ko parce que ñu ni ko bañ ñu taxawal lii ñu ni ko waxtaan seeg moom ne ko nag lii de dañ ko bëgg a taxawal ngi lamb Thiès amaat beneen xaar kanam boo xamante ne dem avancement ci lépp ndax ku ni Dakar ne Thiès te bu ñu fekkente ne dem nañ ba créé association bi tuddee ko association taxawu lamb Thiès dañoo bëgg tey jii fi toll roi des arènes fii ak 2 ans wala 3 ans di yeewoo Thiès incha allah loolu ñaan yàlla yàlla ñu yàlla defal ñu waxtaan te ñun mu d'accord loolu ñun ci kàddu woon leen carrément loolu ñu leen jàppale ba mu sëkk yàlla def tey nga indi ñu lii kon dañ koy sant yàlla di ko gërëm.
bër ba muy jooy bàyyi ko jaxate caxabal nga noo juga fàqat nga yow wéele nga Sidi du del loolu du doyul jaay sa gi lay damoo le promoteur du raay jërëjëf jaxate. merci jërëjëf Maguette. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak ci santam nuyoo bi ma koy tàmbalee tey jii ci kii nga xam ni moom mooy monsieur Maodo Malick Mbaye moom mi nga xam ni tey jii moom le directeur de cabinet représentant le maire Talla Sylla jëlaat cër yépp ni ko tey jii yow la lépp nekk sa loxo yi yaay Talla mooy yow kon nag comme yàlla def na Maodo ñu ngi lay nuyu ci turu promoteur yi di la gërëmaat di la santaat di nuyu kii nga xam ni moom mooy Ahmed Ndiaye mais du nuyu Cheikh Malick moom mi nga xam ne aussi moom mooy président wu supporters yi nekk fii yépp daal maanaam di nuyu Khadim Sarr di nuyu Assane Fall boo demee nga ne Marie Pierre ñu ngi koy gërëm di ko sant mais di la gërëm di la sant di gërëm aussi sa président Maysa Ndiaye di gërëm képp koo xam ne mi ngi nekk ci sa ginnaaw di waa CRG wu Thiès di gërëm l'ensemble des promoteurs ak managers yi nga xam ne ñu ngi fii mais surtout di gërëm nag délégation bu mag bi nga xam ni tamit moom moo jóge Dakar te ñëw fekk si fii ñoom Isma ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo yor li nga xam ni moom mooy taxawul làmb liggéey bi yàggagul mais njariñ li bari na trop parce que contenu bi moom moo am solo idée bi ngeen ko defee avec désintéressement pour jàppale mbër yi rek ak xool fa mu sosoo comme ni ko Isma waxee léegi ba fi ñu egg nii nekk na loo xam ni lu am solo la kon Ismaïla ñu ngi lay gërëmaat te bu ñu nee ñu ngi lay gërëm c'est parce que benn lam du yomb du yow la ñuy wax mais yow ak équipe bi nga xam ne ñoo nekk ci sa wet muy ay bonne volonté coordonnateur bu mel ni Pambay tamit nekk ci kanam aussi ñu koy wax ni boo demee waxal ñu képp koo xam ne mi ngi nekk ci biir mouvement bi rek ñu ngi koy sant di ko ñaanal yàlla di ñaanal yàlla képp koo xam ne tey jii mi ngi fii muy lutteurs yi ñoom ñi nga xam ne aussi ñoom moom bis bi mais surtout di gërëm di sant képp koo xam ni ñëw nga fii di góor di jigéen di mag di ndaw ngeen baal ma man gërëmaat santaat ba tey suñu xarit Talla Sylla di maire de la ville moom mi nga xam ni moom moo jël tey disposition yu mag yi ci salle bi pour teg ko ci loxo association bi jàppale leen déglu leen ci njalbeen nga ba affaire bi tey egg fii mu jëlaat Youssou Diop directeur de cabinet ni ko boo demee nga taxawul ma fa ba affaire bi mën a jaar ci yoon bi xale yi demee ba bërkaati biig ñu ñëwaat waxtaan ak man rendre ma compte ci li nga xam ni moom la ñu dox ba toll fi ñu toll dama ne leen ci seen biir waxtaan daal dégg naa ci benn tur boo xam ni c'est la personne clé ci lii ngeen di def personne clé bi kan la mooy turu Maodo Malick Mbaye bii mooy dégg le président de la République son excellence Macky Sall ne s'est pas trompé bi mu jëlee lii nga xam ni moom mooy la maison de l'ANAMO dénk la ko Maodo Malick ñun chaque fois bu ñu lay lire ci presse bi ci de par vos réalisations à travers les régions du Sénégal c'est comme boo ko doon ñëw di ko def ci doom bi ma bokkal ndey ak bàyyi wala nga defal ko frère ma bokkal ndey ak bàyyi pour réussite boobu yaa ngi wër Sénégal di fa implanter lépp pour vulgariser aussi li nga xam ni moom mooy gis-gisu président de la République maison de l'outil boobu bi ñu koy créer coquille vide la woon mais ab affaire bala muy am sens yow mi ñu ko jox yow nga xam liñ la jox ba boo toogee ci fauteuil ba yaa koy wutal contenu tey ku nekk tey jii xam na lan mooy maison de l'outil xam na lan lay ANAMO di signifier xam na lépp loo xam ni yaa ngi koy jariñal président de la République tey jii damay wax bu réew mi calmé ba grève yenn bari amul ci chômeurs yi ba ñu baree bari defuñu yenn coow yi na nga xam ni participer nga au développement ci watu président de la République
parce que ki am métier xëy di war a liggéey pour di yóbbu këram du tal di toj audio du tal di sànni xeer te ki nga xam ni dafa juddu woon ba am ba manqué espoir ndax teelul woon a jàng métier dafa ni moom bokkatul ci société bi nga ne ko noo kaay yow sa xam-xam bii la yàlla jox ba nga mën a bëre mën a nooju mën a fàqat comme ni koy màgg daan di waxee ma koy remercier au passage bay mën a réussir lii di mën a wut xaalis booy jënd ceeb ak dëwlin su ma la ci yokkalee explication jëlil la ay kilifa yu jóge bitim réew ñu formé waat leen rek di nga mën tey jii lii nga xam ni tey mooy lampe solaire yi président def ci lu dul jeex pour ñu investir ko à travers les régions du Sénégal fu mu yàqootee soxlawatuñu di jël benn xonk nopp feneen mu koy liggéey mais man Maodo Malick maa leen di booleeg ñoo xam ne ñoo leen di jàngal métier mi ba fu mu yàqootee ngeen mën koo defar ñu leen ci fay xaalis ngeen yor métier te loolu defar lampe solaire yooyu mooy li ci gën a tuuti ci li leen di Maodo Malick di jàngal ma ni Maodo yaakaar naa ne xale yi fi ñu dóor li ñuy wax ci dóorukaay bi dóor nañ ci bu loolu weesoo ma leen di wax Maodo mii démb ak bërki démb ni taale di jóge di ñuy jàppale ci làmb ji Maodo mii guddi ak bëccëg suba ak ngoon xanaa kay ma ñàkk koo seet mais fu ma ko mos a seet à chaque fois que le besoin s'est fait sentir ni ko monsieur Maodo Malick Mbaye damaa bëgg a def luy daf may jëkk wax Sidi je suis ton premier parrain pour ça. Pourquoi? Parce que tout ce qui touche à la population de Thiès à cette jeunesse là man daf ma intéressé rawatina nag nga ni da ngay jël loo xam ne da nga koy defaat pour xumbalaat dëkk bi toxalaat dëkk bi dundalaat dëkk bi kon Maodo Malick ñu ngi lay wax jërëjëf. Maodo li may sant di ko ñaan ci kanamu presse bi son excellence monsieur Macky Sall xam naa ni lii ñuy def. fii ay journalistes yoo xam ne yu xarañ macha allah ñoo fi ne balay muy am 1 heure de temps rek président dina ko jot fa mu war a ne excellence président de la République ñoo ngi lay ñaan kii di Maodo Malick Mbaye yéeneem ci yow ëpp na lii muy def sax dañu lay ñaan nga yokkal ñu dooleem yaa xam lan nga ñu koy nomeel ñun Maodo mi bañ ko gëjee gis nii bët ak bët nii ëpp na at kon du loo xam ne Maodo mooy wax Sidi na nga waxal li talu ko loolu sama bopp laa tal mais dañu loo xam ne tey bu wax jotee nag ku noppi rek yaa tooñ prévoir moo sax xaw ma ne sax naa wax dama jékki-jékki rek xale yi ñooñu ma gars yi nga ne yow yaay war a wax moo tax affaire bi dama doon chercher sumay mots mais li ma ci ëppal solo mooy excellence président bi ñoo ngi lay xamal ni kii di Maodo Malick Mbaye mi ngi ci wattu jeunesse su Thiès mi ngi ci watu ci sportif yi te man bu ma nee mi ngi ci suñu wet c'est parce que damay diriger ay mouvement yu bëree bëri ci sport maanaam li may def ci làmb ji lépp dañ koy def pour jàppale ko mais tey jii ginnaaw ba yàlla wooyee c'est parce que ku mel ni moom ku mel ni Talla Sylla yi ñoom ñooy nekk ci suñu wet di ñu jàppale ci stade beeg yooyu ba lii lépp di mën a nekk su paree amul làmb mënut a am ay billets yorul làmb Maodo mi bu ñuy tëgg làmb day jël daf may wax si di bindal diw ba pare jël téléphone am toppaat ci moo ko mu ne ma loo tudde président de la République na nga xam ne su ma doon jaay sama li ma am su ma doon mirage sama bopp pour mu am réussite dina am far yàlla di def luñ ko mës a tudde rek yàlla defal nañu jàmm kon tey jii mbattu la gars yi delloo waat ci biir ndox ma excellence président de la République jàppale ñu monsieur Maodo Malick Mbaye mii ni ñu koy jàppalee yee nga jox ko yee nga ko suba teel jox ko ndekki dañoo bëgg nga joxal ñu ko añ ak reer mooy jox ko place yoo xam ne li muy gérer dina ci xaj pour defal ci waa jeunesse su réew mi yëpp waxuma rek waa Thiès parce que kii li nga xam ne ay ambition pour jàppale la weesu na jàppale jeunesse su Thiès kon Maodo Malick jërëjëf yàlla na yàlla yokk sa xewal yokk sa sutura defal la jàmm def ko ñëwal Ismaïla lii ngeen def cause yu noble la defu leen ko pour di ci wut dërëm Sankos bari ki démb maa ngi tëdd ci suma néeg ci lal bi dégg la ngay dugg ci benn émission damay cité sax best la Best FM pour te dire sa voix rek laa xam ba ma déggee nga def benn intervention bi da nga ni nag yéen waa Thiès maa ngi leen di xamal ne xaw ma am na ay responsable politique yu fi nekk ak yu fi nekkul ak ñaata la ñoo du ñu lii wante nag na ngeen xam ne dem Maodo Malick Mbaye gor pire la ku déglu émission bi bërki démb laa wax du bërkaati démb bërki démb rek maa ngi koy dégg ñu koy teg ngay woote ci ma ree maa ngi koy nettali isma mi démb ma ne ko Maodo de xam naa ne ñi mu seqal moom
xaw ma ci dara mais nit lañ yoo xam ne ku leen lebal ker nañ la fay guddi parce que xam naa leen xale yi ay gor lañ ñu ngi nii ay gor pii nga seqal ni Maodo lii rek lañ doon wut bu ñu nee un lutteur un métier yow nga yor ANAMO bu fekkee ku xam luy ANAMO lan mooy sansam mais vraiment na nga xam ne kon tey jii fii nga toog war nga fee toog liñ ñi yaa ko fi def lépp pour lépp matit loolu dañ la cee fekk démb ak bërki démb c'est une continuité rek de vos actes et faits Youssou tey acte de grandeur nga def la valeur n'attend point le nombre des années bi nga ñëwee nga xam Maodo Malick ce qui représente pour Talla ce que Talla représente pour Maodo Malick wóor na ma ni tey bu ñu téléphoné monsieur le maire ni ko dañoo jëlaat lépp delloo waat ko Maodo na nga xam ni tey jii dina kontaan Youssou vous êtes vraiment un grand monsieur maa ngi gërëmaat di santaat ngañ mi nga xam ni tey jii moom nga àndal monsieur Diallo muy koo xam ni kenn la ci Talla dint koo xam ni ciment la benn yoon rek lay toog donc ngañ Diallo vraiment jërëjëf kii nga xam ni mooy bëgg fàllu ci sa loxo laay teg nag nuyoo waa Dakar bee gërëm leen geeg sant gi nga joxal ma ko Bamba Mbuub joxal ma ko keneen ak keneen donc bëgg fàllu muy suma xarit ñu bokk lépp ci làmb ji bëgg fàllu maa ngi lay gërëmaa di la sanal waxal ma képp koo àndal ak délégation bu jóge Dakar ak délégation boo xam ni mi ngi bokk ci dëkk bi te nekk ci waa vision ak keneen ku mu mënti doon na nga xam ne xale yi gërëm nañ leen sant nañ leen parce que man lii may wax lépp damay complété waat rek xale yi jërëjëf Maodo Malick jërëjëf merci beaucoup c'était le promoteur de la capitale du rail mu mel ni kàddu yi boo ko yëkkati woon dina demee neneen jërëjëf bi ko yëkkatee maintenant avant ñi di nuyu ki nga xamante ne nii mooy Maodo Malick Mbaye mi nga xamante ne ni moo jëmmal bés te ñi fi jëkk a jël kàddu yëpp wax taxawaayam ak liggéeyam ci biir Thiès ak ñi muy jàppale ndawi Thiès bien vrai que mii duñu ko mais dinañ koy seetaan lu bëri ci ay plateau kon mën nañoo seede loolu nga xamante ni xam nañ ko ci moom vraiment di nuyu tamit ki nga xamante ne nii moo fi nekk représentant bu CRG de Thiès di nuyu monsieur Bamba Mbuub bi nga xamante ne nii moom moo jiite FILS di nuyu aussi monsieur Ismaïla Mbow bi nga xamante ne nii waa Thiès yi moom lañu wóolu ba jël ko teg ko ci seen kanam ba mu liggéeyee leen liggéey bi nga xam ne moom lañ nekk pour ñu bañ a téye kàddu gi lu xam bëri ñun délégation ARELS lañ comme nu ko Ousmane waxee mooy représentant école ak écurie de lutte du Sénégal ñu gunge suñu mag bi nga xamante ne ni dafa nekk ci ARELS muy El Hadji Djili Wade nekk doomu Thiès nekk conseiller numéro 1 ci association bi nga xamante ne ni taxawal nañ ko fi ñoom ñu ne dañ koy sargal mu wooñu ci ñun waa ARELS pour ñu ànd ci ak moom xanaa di ci gërëm ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy association bi ci sargal bi nga xamante ne nii ñu ngi koy sargal suñu mag suñu xarit du suñu idole ndax boo demee au niveau de l'ARELS ñëpp dañuy wax Djili Wade mooy seen idole kon lii tey ci yéen wane na ko parce que nit buñ nee ndax baax na ñu ne ndax mbokk yaa ko wax su boobaa loolu ñëpp mën nañ koo dëggal te defe naa ni fii ñi ñooy ay mbokkam buñ dikkee tey jii ba di ko fi sargal wax dëgg yàlla ñun lañu gis ak ñoom lañu gis lépp nekk na benn vraiment ñu di leen ci ñaanal bu baax réussite di ci ñaanal aussi tamit Djili Wade yàlla guddal fanam ci li nga xamante ne nii décidé na ko di ko liggéeyal ci làmb rawatina ci gox bi nga xamante ni ci la nekk. di jégalu aussi tamit ci ñàkk gi ma xaw a tëb tuuti Sidi Diakhaté bi nga xamante ne ni moo nekk promoteur du rail ku ko gisul tamit dégg nga ko ci liggéey bi muy liggéey ak ni muy soppalee làmb te kat ñun nitu làmb moom képp ku ñu ànd ak bu fekkente ne yaa ngay soppale làmb rek ñun bëgg nañu. di sant yàlla parce que président Sidi Diakhaté ñu ngi lay nuyu yow ak président CRG Meyssa Ndiaye Assane Fall mi ko fi teewal mi ngi fi toog ñu ngi sant yàlla bu baax Sidi li nga wax ci Maodo dañ koy dëggal parce que ñun yàlla dafa def ñu nekkoon bitim réew def nañ fa fukki at ak juróom daan fa liggéey daan daan suñu doole mais bañ fay liggéey dañ daan liggéey sécurité garde corps rapproché balaa ñu ko defee agence bi nga xam ne moom lañ bëggoon liggéey dañu ne il faut nga am formation professionnelle ndax nit lépp lu muy def rek dañ koo ci war a tàggat loolu noonu ñu tàggat ma ci ba yàlla def ma
embouteillage bi foofu mais dañu ne tukki jom la mais ñibbi si fulla ma ne nag comme que làmb moo nekk sama deret boo juddoo Fass màggee passé di doomu Bawol da ngay bëgg làmb ma ne bëgg naa dem sama réew jéem a xool nan lay jàppalee jeunesse bi yàlla des ma ñëw nekk promoteur de lutte commencé tëgg ay mbapat ci gox yëpp sama papa Ousmane Diouf mii li ñu ci wax yëpp dëgg la suma papa dénk ma ko fu ne gunge na ma fa ma dem ba saytu lu bëree bëri mooy Sénégal bëri na yu bëri mais booy seet équipe bu ne boo amee 100 lutteurs juróomi nit ñoo ciy bëri ñi seet ñëpp dañu gunge mbër te mbër bu fekkee ni tey liggéeyul bëriwul buñ ko encadré wul rek tey mën na dugg ci safaan loolu moo tax ñu taxawal association bii tudd formation insertion des lutteurs du Sénégal muy un lutteur un métier mooy initiative bi jàppale mbër yëpp ba ñu am formation am insertion di ci sant yàlla bu baax nag ndax loo gis rek début bi day metti mais yàlla dimbali nañu ci mbaaxam ak yërmandeem li ñu wax ci DG Maodo Malick Mbaye ni ma koy dëggal ak waa ANAMO Maodo Malick Mbaye daf ñu recevoir ñu toog ak moom waxtaan ak moom ñu wax ko suñu projet xamal ko ni ñun li ñu tax a jóg mooy jàppale mbër yi ñu am formation am xëy jayuñu nag mu nekk nit ku dëgg parce que nit ki luy dimbali parce que ñun mënoon nañoo toog bitim réew man kii ma delal responsable la à Dalifort mi ngeen liggéey ak ñi may àndal ñëpp mais bëgg leen a jàppale képp moo tax ñu bàyyi suñu lépp ànd ak yéen mais jayuñu dafa toog ak ñun wax ñu li nga xam ne mooy dëkk nee ñu nag franchement dinaa leen ci gunge ndax li ngeen di def jaamu yàlla la li ngeen di def jàppale ñu la mooy jàppale président de la République son excellence président Macky Sall moom moo njëkk formé parce que l'histoire retiendra mbër bu demee ba am attestation c'est grâce à Maodo Malick Mbaye moo njëkk formé mbay donc man damay am contact tey bu ma ñëwee Thiès li muy def ni di ko si di jaaxle ñaanal mais président Macky Sall na ko bàyyi xel gën ko yokk doole ki la may dégg bu la diggee añ ak reer dina ko def kon nag waa Thiès la ma leen mën a wax nit ku dëggu la nit ku baax la nit ku am yërmande makaarimu axlaaq képp moo nekk ci moom kon nag ñu ngi kontaan ci moom formation yi nag tey moom mii la parce que li ma wax démb Ismaïla Mbow nu ma ko ne Maodo ndax ma wax lépp ne ma Maodo am na taxawaay ci bés bi jox nañu xaalis bu bëri defaral nañu t-shirt mais man ko yéen avantage bi ngeen gën a am ci Maodo sax mooy li ko président dénk tey ñu dañoo signé moom benn convention boo xam ni mbër bu ci nekk tey dina ci ànd ak ñun jàppale la ba nga mën am formation loolu mooy yi lay bés bi nii na ngeen ko jàpp gor la nit ku baax la ndax su ñëpp daan wax ni nit bu baaxee da nga koy wax nit bu la defarul dara boo ko gërëmee am naa fekk nga nit ku baax la nit ku yiw la nit ku gëm boppam la nit ku bëgg Sénégal la nit ku bëgg Thiès la kon nag Maodo mention spéciale di gërëm nag Amadou Cissé mi nga xam ni moo ne sa wet di suñu frère di suñu xarit di la jàppale boo yëgee di la jàppale boo yëgul di nit ku gore di gërëm Birane ak Sayer ñi fi nekk ñëpp di gërëm nag waa Thiès yi di nga ma DG jàmbaar bi mu ngi Ismaïla ñu ngi sant bu baax au passage jëliwaat mi nga xam ne yëpp moom moo ko waral xale la bi mu taxawalee li yàggul ñeenti weer rek la toll jëliwaat woo ñu ne li ngeen di def am na solo dañoo bëgg Thiès bokku ci ñu ne ko bu soobee yàlla dina ñëw Thiès keroog li lay wan ne mbir mi du saa yi dañoo déggante génn ñaari fan lañ ci teg signé Maodo Malick Mbaye convention mu ne ñu kañ la ñu dem Thiès ma ne ko pourtant de ci la ñu nekk nii mu ne lu mu gën a gaawee gën a baax ndax man lu ma am Thiès ma ko gënal kon nag boobu ba léegi ku ne xam ne association daa métti jóg ko daanu la mais ngeen di góorgóorlu ba yàlla dimbali leen ngeen gore nag dem ngeen ci ku ne mais bi ngeen ñëwee ci moom la lépp sotti mu ne lépp dina ko jël en charge kon nag Ismaïla yàlla leen yàlla taxaw yow ñi nga àndal ay gor ngeen yàlla leen yàlla jàppale di gërëm bu baax aussi ñi nga xam ni tey ñooy partenaire technique yi teew fi dama bëgg yéen ñëpp ngeen déglu leen te teew leen parce que lu am solo la affaire du waxtaan kafre dem ñi fi ñëw di ay partenaire technique dañoo ñëw pour jàppale leen ci ay formation muy waa ANAMO di direction de l'emploi parce que boo nee formation insertion bi ci dégg Pape Modou Fall bi yàlla nekk insertion fépp fu Maodo formé rek bëgg na leen jàppale ngeen am koy ëllëg kon nag na ngeen toog na ngeen déglu te ngeen adhéré jënd ay carte membre yéen ñëpp bu ko defee mën a tàbbi ci mbir mi ñu ngi nuyu ñëpp nag di nuyu presse bi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm ndax presse fu mbir toll rek moom moo ko fa yóbbu ñu ngi leen di gërëm di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu sama papa Bekaay Mbaye di soog a teew ndax moom ak sama papa Ousmane Diouf papa Bekaay
fépp fu association fii toll rek dugal na ci loxoom. nit ku baax la niñ koy ñaanal gudd fan ak wér ndax sagu Sénégal la sagu communication Sénégal la kon nag papa ñu ngi lay gërëm di la sant di nuyu ñi fi teew ñëpp di leen jaajëfal di nuyu monsieur le maire Talla Sylla ndax espace bi buñ ko amee franchement moom moo ñu ko jox kon nag ñu ngi koy gërëm di ko kii di ko jox wàccuwaayam wax ci sax dafa diis ndax dama am dëj bu metti ndax sama yaay ki topp ci moom moo wàcc liggéey moo ko sama yaay bokk ndey ak baay bërki démb mën naa ne sama yaay jur la am ci man kooku moo ma yar bi ma amee 2 ans ba day nii moo faatu bërki démb ci ngoon démb ñi ngi ko suli woon ngumba suñu toll nii bu ma demee suba lañ koy saraxal nakar laa fi ñëwee mais lii farata la mënul woon ñàkk di leen jaajëfal yéen ñëpp jërëjëf leen nuyu yéen ñëpp di nuyu waa Thiès di jël nuyu bi di ko teg ci meeru Thiès Talla Sylla ndax dëkk boo dem rek buntu nga fa te buntu ba mooy kilifa ga tolloon la yàlla dogal ci moom man nag bi may ñëw am na lu ma doon xalaat ndax noonu la am du noonu mais nekkate noonu la ndaxte bu Bamba bu toogee daan dend ak Alaaji Malick Mbaye dugguleen ñoom ñaar ñu toogaay bii organisé nañ ko Ndakaaru organisé nañ ko à la TFM ci L'Oeil du Tigre Badji baal ma de maa ngi nuyu kii tax ñuy wax làmb wala boog lu bari ci làmb bu ñu ko tuddee Thiès moom la mu di Sidi Diakhaté tax na li ñuy tëgg làmb Dakar ak li ñuy tëgg làmb Thiès sorewul ku baax ku dëkk Thiès Sidi Diakhaté tudde na la bis indi ko maa ngi fàttali bisu Alaaji Malick Ba Bamba kontaan naa ndaxte boo dëkkee ci dëkk cim réew gis na réew may doxee nga jóg ni kat ñii li ñuy def dinaa xool naka laay taxaw ba taxawu leen ba ñu am avenir mën a am liggéey loolu ku am xel moo koy def ku bëgg sa réew moo koy def fonk say nawle moo koy def te lii nga xamante moom la waa FILS def dadi loo xam ne dafay yokk ndawu Sénégal la jeunesse yokk ndawu Sénégal boobu nag moo ci dugal Alaaji Malick Mbaye bu ko wóorul ni lii ngeen di def jeunesse su Sénégal duñu ci am dara lu ci dugg ndaxte dafa am benn mission bu ko yëkkati mission bi ko yëkkati mi ngi jóge ci président de la République Macky Sall mission boobu mooy taxawu Sénégal taxawu la jeunesse sénégalaise Alaaji Malick yemale woo ko Thiès Dakar Diourbel Kaolack fépp foo xamante ne ndaw a nga fa te war a mën a liggéey loo xamante dina jariñ Sénégal di nga jóg di nga ci taxaw ma la ciy encouragé bu baax di la ci félicité xamewuma la rek ci loolu fi ma la jëkk xamee ci wàllu culture nga fekk nit kuy woy nga fexe ba mu yegg yenn niveau yi ci wàllu communication laa la xam Youssou Ndour lu bari ci wàllu communication bokk nga ci ñi tax mu évoluer ci évolution bu am solo loolu ci sama kanam la yóbbu ko Bercy yóbbu ko fu nekk fu muy waxee nga ñëw taxaw li muy wax nga xam ko balaa wax dara laaj la te tey jii c'est un ministre de la République loolu yaa ko liggéeyal sa bopp Alaaji Malick bëgg nga Sénégal bëgg nga ndaw bëgg nga yokkute ba pare fonk nga ki nga xamante ni mooy sa njiit muy président de la République man dama am mbégte ndaxte damaa seetlu Malick Mbaye ana moom saa woo ko fekkee ci bërëb la boo xam ne jeunesse yi ña nga fa ndaw ñi mën nañ faa yokk mën nañ faa jàng lu leen jariñ ëllëg te loolu nag liggéeyu noonu la am nga fit am nga jot noonu ngaa liggéey bëgg nga sa réew te ñeent yi da di ñeenti qualité yoo xam ne doomu aadama bu ko amee lépp lu mu dugg rek mën naa sotti fépp fu ñuy waxee ak njàmbaar xam nan la fa doo ragal xam naa ci dara am nga vision xam naa ci dara te kilifa yi déglu na la xam naa ci dara réew mi def fi loo xamante ni nii bokkoo ci wala laaloo ci pour mu sotti dina jafe day nëbbutu nag yu bari da leen koy nëbb ci yi nga xam ne moom la nekk ci réew mi am na loo xam ne bu ko doon wax wala ku journaliste doon xam di ko siiwal lu bari dana siiw ci moom bi
nit ku gore ngi nii nit ku baax ngi nii nit ku bëgg ville ngi nii nit ku bëgg Sénégal ngi nii nit ku bëgg la jeunesse sénégalaise man lii tax ma jógee Dakar yi ñëw ba Thiès gii tey bu doon keneen du ma ñëw dama la koy wax mais yaa tax ma ñëw bi ma ñëwee ne fekk fi waa FILS damaa gën a kontaan mooy daje ba woon démb rek ca Patte d'Oie en Bamba mooy daje ba woon ca Patte d'Oie mooy daje ba woon ca 2STV ba ne woon ca TFM keroog da nga ma indil ñi nu jox diplôme yëpp nga indi leen ci plateau bi ñëpp gis te lii du naxe xale yi nit day am métier ak loo mën di def kenn terewu leen ngeen bëri kenn terewu leen ngeen football kenn terewu leen ngeen def benn discipline sportive waaye nañ ci booleeg am métier daf leen di mën di sauver ëllëg parce que mën ngay bëri ba ci yàgg dootoo mën a bëri gàllankoor day dabe kenn ñaanalu ko kenn mais bu boobaa bu fekkee nga am sa métier rëcc nga booy bëri di bëri ba tukki doomu aadama bu tukki bu amee métier rëcc na tukki réew moo wàcc ci àddina yor métier da ngay liggéey la lay dugal ca leneen yëpp mooy ñàkk métier waaye réew moo wàcc ci àddina nga wàcc fa wàccaale fa métier da ngay liggéey kon ñu ngi leen di encourager di leen gërëm Sidi encore une fois merci gis naa sa taxawaay ci Thiès ñun naw nan la ñëw nañ fi nu mat ñaar fukki yoon te lépp yow yàlla fi indi lépp luy doxal discipline bu Thiès yaa ngi ci président CRG bu Thiès tamit maa ngi koy nuyu bu baax di ñaanal waa Thiès ak jeunesse bi yàlla na yàlla yokk leen waaye dëkk bi nag dëkku fulla la dëkku jàmbaar dëkku bañkat la boo xoolee ci wàllu politique dëkku bañkat la boo xoolee ci wàllu sport dëkku borom jom la boo xoolee ci wàllu social lépp ñu am fulla ñu am fayda ñoo ko yàgg di jiite kon ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp di leen ñaanal yàlla yàlla yokk leen ci kàddu yi waaye daal alaaji maa ngi encore une fois merci di wax ni rek dama dégg sànq bi ma déggee wax yu am solo yi nga xam ni waa axlu làmb yëpp yëkkati nañ ko di ko teg ci ki nga xamante ni moom mooy suñu kilifa muy le directeur général de l'ANAMO El Hadj Malick Mbaye dama am kontante bu baax a baax mais bi ma amee kontante dama ne diggante bii de tey ñaara ko lal wareef moom moo ko lal ak kóllëre wareef bi ko lal moom mooy directeur général de l'ANAMO lii muy def mu jëm ci wàllu làmb pour wutal leen insertion sociale wutal leen insertion ëllëg day lu ko war ci digganteem ak président de la république ñu ko investir mission bi te mu xam ko di ko doxee mais kóllëre rax ci muy seen diggante ak ñoom Thiès nag day dëkk boo xamante ni dafa neex a sosoo xaritoo mais dafa naqari téye xaritoo xam nga tey ñi fi jël kàddu ñëpp boo déggee li ñu wax dañuy wax ni yéen waa làmb fu ngeen war a dem yëgle dem ngeen fa yëgle fu ngeen war a waxtaan ngeen moom mais bi ngeen demee ba seen bis bi tey taxaw Maodo ngeen gis loolu nekk lu am solo lu ñu war a bàyyi xel parce que li tax mu nekk lu ñu war a bàyyi xel tey jii dama jàpp ne xanaa ku yëgul mais képp ku ñu yëgal te nga nekk ci dëkk bi te jot may la ko Youssou wax na ko sànq tey sa présence fii rek la jaadu ndax yéen ku leen xeebu leen seen bopp gis nañu élection bu jotee ñooñu ngeen wër di yëgle ci dëkk bi yëpp yéenay doon seen i garde corps ku ci nekk dina leen soxla ku ci nekk dina leen seet kon tey jaadu woon na Thiès waay yëpp nekk ñun Thiès nag dama seetlu ne bis yu am solo yi bu jotee ñaare daal bu ñu wooyee nit ñi duñ leen gis ci lu bari waaye ndokk ba nga xamante ni Maodo Malick mu ngi fi xam seen diggante ak waa Thiès xam li ko war seen diggante yéen ba seen bis bi mu ñëw taxaw ci am ci taxawaay bi ci waram ANAMO nag day loo xamante ni dafa am solo dinaa indi tuuti historique xam nga lii ñuy def naan ay dañuy lutter contre le chômage sous-emploi président Ablaye Wade keroog 2010 décret 456 2010 du 8 février 2010 bi muy institué ANAMO dafa laajoon booba di wër di campagne di wax ne ana ñi liggéeyul nit ñi di yëkkati seen loxo mu ne dinaa créer benn structure bi nga xamante ni dafay régler problème mu emploi au Sénégal bi fi Ablaye Wade di jógee ñaari maison de l'outil moo fi am muy la maison de l'outil de la Solida Dakar ak maison de l'outil bi nekk Touba nga xam ne Mor Seck moo doon DG ma wax leen ci réalisation président Macky Sall keroog ba mu ko dénkee El Hadj Malick Mbaye te ba mu ko koy dénk ñi xam ANAMO ci Sénégal boo compté woon 1000 personnes 10 xamuñu bi ñu ko koy dénk diggante moom ak tey jii ñoo ngi ci 16 maisons de l'outil fonctionnelles dans le pays
diggante boobu ak léegi loolu nag xam vision ak bëgg liggéey ak bëgg réew moom moo tax ngeen may préciser ni ñun waa Thiès souvent da ngay dégg nit ñi wax normalement Youssou naan non Thiès amul maison de l'outil sur les 16 maisons de l'outil ñu defar 5 maisons de l'outil yëpp ñu ngi dans la région de Thiès muy la maison de l'outil de Thiénaba bi nga xamante ni maison de l'outil terre parce que mooy première maison de l'outil d'ailleurs bi nga xamante ni entièrement financée par l'État du Sénégal maison de l'outil bu Mekhe ci région de Thiès la nekk maison de l'outil bu Mbour région de Thiès la nekk maison de l'outil bu Joal région de Thiès la nekk mais également maison de l'outil bu Ngexox région de Thiès la nekk kon boo xoolee daanaka li ëpp ci maison de l'outil c'est concentré dans la région de Thiès pour le cas de Thiès sànq am na ku ko wax ça fait plus de 5 ans yoo xamante ni ñu ngi demander aux collectivités parce que mairie yi lañ ko déposé parce que ñoom ñoo territoire c'est pas la mairie de ville yi déposé nañu fu ñu nekk pour ñu mën a am fu ñu tabax maison de l'outil DG dina ci delsi découragé wu ci parce que bi mu demee ba ci biir dañu man dina ma jaral ma wutal sama bopp fu ma ko def ko maison de l'outil pour Thiès gis ko kon ab région boo ko defee 5 maisons de l'outil région boobu bàyyiwoo leen en rade léegi nag pour l'insertion des lutteurs anamoo des structures boo xamante ni bokkul ak structure formation professionnelle sur la démarche ak orientation ñun dafa am ñeent yu ñuy doxale yoo xamante ni amul benn structure de l'État bu koy doxale ci wàllu formation ak insertion mooy ñu wutal la cadre d'exercice jox la compétence technique jox la banque à outils bu ñu paree ñu dem à l'incubation d'entreprise à l'incubation anamoo dafa ñëw fekk nit ñi di liggéey parce que nit mën ngaa am xam-xam bu baax nga doo am foo ko liggéeyee mu tabax maison de l'outil mu ne képp koo xamante ni da ngaa am xam-xam bëgg a liggéey te amoo foo liggéey ñëwal ci maison de l'outil la ngay liggéey bu fa amee nga liggéey ci muy benn mu ne beneen bi ci des mooy yéen ñi nga xamante ni da ngeen a am métier ba pare mais seen métier nekku leen ci professionnel ñëw leen ñu renforcer leen ba ngeen gën a nekk professionnel muy compétence beneen bi stop encore mooy banque à outils mais ku ne xam ni banque à outils banque liñ ci xamoon mooy fu ñuy joxe xaalis mais anamoo dafay ñëw ci maison de l'outil def ko benn banque boo xamante ni yow bi bëgg a liggéey soo amee xam-xam ba pare te amoo jumtuwaay yoo liggéey soo ñëwee ñu abal la ay jumtuwaay nga dem liggéey boo ñëwee delloo si waat ko muy banque à outils bi ci des itam mooy incubation ñu accompagner la ba nga xamante ni li ngay liggéey dina mën a ñëw kon yaakaar naa ni lu mel noonu su amee ci réew mi barki démb DG wax na ko ba nga xam ni formé nañ ci lu toll 15000 personnes yaakaar naa ni ANAMO mu ngi doxal li nga xamante ni moom la war a doxal yéen mbër yi nag ci loolu yaakaar naa ni ci lañ leen di woo beneen bi stop mooy DG ñi nga xamante ni leen dañuy wax naan taux de chômage bi dafa rëy dem ba 48%. mais nit ki yéen ñaata nit ñoo fi yor liggéey ci biir dëkk bi te kenn mosu leen a enquête wala mu fekk leen seen bërëbu liggéeyukaay recensé leen te pourtant ñooñu wàññiwuñu leen ñaata nit lañ ci formé ba pare ñu jël seen i jumtuwaay ànd dem di liggéey yi te xëy na amaane wàññiwuñu leen kon yaakaar naa bu ñu ñëwee dafa tey taxaw di wax naan ay taux de chômage ay mbiri caaxaan la nit ki nag dafa am ñaari façon liggéey emploi formel ak emploi non formel am na ñi nga xam ne ñi ngi liggéey seen bopp métier lañ yor di ci am dara si li taxate bii wax nañ ko fi léegi structure la yor di ca liggéey te kooku état employé yi kon nag fi ñuy daanele mooy lii na am suivi gars yi ba di leen lancer benn appel saa soo xamante ni jàppante nga ak doomu aadama dina am ñaar ñu ñëw taxaw bi dikk taxaw mooy ka nga woowoon ci jàppante ba tax nanguwu ko dina taxaw di seet yàgg ki nga àndal fi ne di mucc ki nga xamante nii nag dafa ànd ak yow jàpp ak yow day ñaan yàlla jàpp bi wéy moo tax président dama leen di ñaan bii na am suivi parce que li tax muy am suivi président fils li tax Bamba mu am suivi mu am solo mooy bi ngeen wootee kenn dafa ñëwul Maodo laxasaayu ànd ak yéen ñi dëkkul ñoom ñoo xam raison yi tax dëkkul Youssou kon ki dëkk na ngeen ko sagale kóllëre lu ngeen sos na dem parce que lu ngeen sos na dem mooy tax ëllëg moom ak layam day yomb ëllëg dina tax mu kontaan loolu am solo waaye bu fekkee ne dañ koo tey su dee dañ ko wax tey pare ci tey ku nekk waraat demaat ñu naan la fa amoon na fi daan naam dana tax ña dëkkul woon barki démb ak barkaati démb am dëgg ci yéen loolu bu leen ko nangu seen digganteeg Maodo na sax ba lu ngeen sos nañ bu déwénee ngeen sos lu ko ëpp jërë ngeen jëf. Monsieur le maire de la ville de Thiès, mon frère et ami Talla Sylla, je pense que li Youssou Diop li nga wax sànq en tant que directeur de cabinet de monsieur le maire
waxuñu ko waxu mbooloo. Talla c'est mon frère, c'est mon vrai frère de relation yàgg na. Ma mère daf doon wax ni lu yàgg dëgg la mu ne gëmul loolu, lu yàgg te rafet mooy dëgg, te man ak Talla yàgg na rafet na. Donc nuyul ma ko lu bari, bég naa ci cër bi mu ñu joxe, mais bég naa tamit ci contribution ci lii nga xamante ni ñun ak ndaw ñi ñoo ko bokk. Je pense que le maire a montré que il a moom am na une haute idée de sa mission, ñu ngi koy encourager bu baax. Di nuyu une fois encore la direction de l'emploi dirigée par notre frère Modou Fall et très bien représentée ici par mon jeune frère Mahamadou Niang. Mu jël kàddu rappeler ay relations yu yàgg yu ñu am te lépp nekk dëgg. May remercier la direction de l'horticulture avec le maire Macoumba Diouf, di remercier la direction de la culture, di nuyu bu baax association taxawu làmp Thiès ki leen jiite di Ismaïla nga xamante ni moom suñu xamee yàggul, mais gis nañu Pastef bi mu am ci lii nga xamante ni ay nawleen ñoo ko dénk, mu ciy def engagement bu am solo. Di saluer bu baax aussi la présence nga xamante ni lépp foofu la jógee, muy FILS, muy association pour la formation et l'insertion des lutteurs du Sénégal. Dama wax ni Bamba, le point de l'histoire, le fait historique ci moom la commencé. Mu nekk ku am taxawaay Bamba, parce que nit dugg ci dara mën nga ni sax boo nee damay def promoteur, damay tëgg làmb xëy na pour am ci dara, même bu may jàppale mbër yi, mais FILS moom li leen tax a jóg rek mooy jàppale ñi nga xamante ni ñoo di mbër yi. Donc ma lay encourager bu baax, di la jaale sa dëj bi nga am, di la wax nga nuyul ñu bu baax suñu góor googu sa wayjur. Vraiment partenariat bi c'est un partenariat bu ñu teg ci dëgg, mais gëm ni aussi day dem ci kanam. Di remercier bu baax aussi mon frère Ami Sidi Diakhaté, xëy na dem na, mais kàddu yi mu fi yëkkati nekk na kàddu yu am solo yu mu jële ci xolam, mais te mbaax rek waral ko. Comme il a dit, moom suma mag la démb tey soog a ñëw, donc yéen yooyu mu am ñi ngi koy ñaan yàlla lépp lu ñëw yàlla nañ ko bokk te mu nekk lu nga xamante ni day jëriñ askan bi. Di remercier boo wax aussi le CRG de lutte nga xamante ni tey bu ñu teewul woon mbir mi dina am lu mu manqué. Donc yaakaar naa ni structure yëpp seen taxawaay rafet na. May remercier bu baax aussi ma xam ne CRG lutte Assane Fall moo leen fi teewal, si je pense bien. Di encourager bu baax ñi nga xamante ni ñoo di yeneen promoteur de lutte yi nga xamante ni ñi ngi fi di góorgóorlu ci làmb jëm kanam. May nuyu aussi suma beneen mag, suma xarit, en tout cas ñu am relation yu yàgg, muy Bekkaay Mbay. Bekkaay moom c'est un révolutionnaire de la ñaar, muy làmb ji dafa am révolution bu mu ci indi, communication traditionnelle mu am révolution bu mu ci indi. Je pense que Diop wax na ko léegi, et loolu wane na ni que fi ñu jëm war nañ ci mën a am yaakaar. Mu ñëw ànd ak Bantamba TV indi 2STV am taxawaay bi, te loolu yëpp daf ko def rek
parce que coloré ak li mu gëm ni li ñuy def lu am solo la. Je pense que ñi fi nekk def animation yépp suñu ñaari jigéen ñi ñu leen di beral nuyoo bu baax di beral nuyoo màgg daan nga xamante ni moom aussi ku wax Thiès di nga ko tudd Diop communicateur li nga fi wax yépp aussi générosité la rek moo tax bu ñu duggee ci waxtaan wi nag dama wax ni tey bu ma encouragé bu baax toute la direction de l'ANAMO toutes les structures de l'ANAMO yi liggéey ci mbir mi nga xamante ni pilotage bi yëpp le directeur des opérations Mamadou Cissé moom moo ko def ak suivi bi comme il l'a dit il le fait avec beaucoup de cœur et je pense que c'est important et c'est loyal de sa part avec toute la coordination nga xamante ni la coordination de la maison de l'outil de Thiénaba mi ngi ci avec Mamadou Diallo et Birane Niang ak tous ceux qui sont là mais j'aimerais vraiment aussi saluer la présence des jeunes du mouvement Gëm Sa Bopp. Je ne le dis pas parce que on ne le dit pas parce que c'est politique mais dañ koy wax parce que damay wax ni du parti politique du citoyen Gëm Sa Bopp esprit la rek esprit boobu ñu gëm bi ñuy dugg ci politique moom la ñuy ñëw ànd ak yéen bëgg ko bokk ak yéen ginnaaw bi ñu président de la république sasee am lu mu ñu dénk dama wax ni on n'a plus le droit à l'erreur mbër dama koy wax bëri du métier kooko wax nag d'abord loolu moo nekk premier wax bi nga xamante ni moo indi révolte bi mannequin dafa am jigéen yu ñëw seet si ma ni ma ñun ay mannequin la ñu dañu bëgg a def mannequinat ngeen jàppale ñu man leen mannequin du métier bi ma nee mannequin du métier tuuti audience bi yàqu mais dama wax ni nit ñi bu ñuy xale yi pour ñu jëriñ leen il faut ñu wax leen dëgg sax mën na metti mais il faut ñu wax leen li am lépp lu nga xamante ni da nga koy def te ci tarfatal ay di bu gàtt nga mën a tax dootoo ko def boo màggatee dootoo ko def boo feebaree dootoo ko def boo amee sa cër dara lu nga xamante ni rek am nga ci problème doo ko def loolu bëgg-bëgg la ñuy wax passion mais du métier mooy li nga xamante ni da nga koy jàng man ko nga mën a waat ni bu jàmm rek day am mën naa ko def bi may am fukki at ak juróom ba bi may am juróom benn fukki at te képp kuy dugg entraîné ba am doole taxaw di bëre ni man mbër laa maa ngi bëre bi nga yeewu di dem boo yeewoo di entraîné wala nga yeewu di dem bëre ji suba ba ngoon jot xamoo ci sa avenir dara ndax am na lu day ni tarfatala ay ni bu la arrivé rek daanaka kenn dootu la boole ci mbër yi bi ñu ñëwee seet si ñu dañ leen wax ni leen mbër du métier loolu nag koo ko wax te mu ne man dama gëm ni mbër laay def day metti ñun la mais duñ la ci am foofu rek dañ lay wutal métier ci la ñu jël avec fils fanweeri mbër formé leen ci sérigraphie tey ñooñu lii ñu fi defar ci t-shirt am na ci ñi nga xamante ni ña ngi koy def di am as tuut jàpp nañu ñooñu même bu ñu bëriwul gaañuwuñu te li lay wan ni aussi bëre passion la mais nit dafay am métier ñi fi jaar ñëpp Landing Jàmme nga xamante ni mooy icône lutte Sénégal bu ñu ko tuddee doomam mi ngi ci salle bi Youssou Jàmme mais bi ñu ko tuddee moom sapeur pompier la woon mais mënoon na wax ni rek man damay bëree daan sama doole bu ma daanee sama doole teral samay waajur ñu ni leen jàngi leen métier wax boobu nag boo dajee kuy politique te bëgg laa fexe rek mbooloo mi bari ñu tàcc ko du la ko wax mais ñun dañu gëm ni en tout cas man lii ma dese ci àdduna bu may ci yëngu ci wàllu politique wax bu neex kese mënatuma ko wax ji nag du naqari dina tegu ci teggin mais ci dëgg lañ koy teg
kon loolu ñu defoon ak waa FIS bu ñu ñëwee tey Ismaïla indi ko Thiès ngeen ñëw ànd ci ak ñun dañuy wax ni leen nit ku la waxul dëgg moo la nax et je pense que ci ay discours dañu yàgg fooye xale yi mais xale yi aussi dañu yàgg bëgg ñu leen di fooye c'est-à-dire que nit boo jàkkaarloo boobu war nga ko woon a wax li am parce que fii ñu jëm ci Sénégal bu dee da nga naan damay politique joxe xaalis am na ku la jàkk joxe xaalis fopp te bu mu demee élection gañewul bu dee da nga naan fuñ ma woo ma wuy ji am na ku la dàq wuy ji fopp te gañewul kon léegi li fi war a des mooy ñu waxante dëgg mu naqari mais boo tëddee nga xam ni kii dëgg la ma wax. Bamba bi mu ñëwee wax ñu lépp wax ñu côté financement dama ko ni ay la yéwén ñun anam moom mënuñu leen financer même bu dee benn dërëm mais mu nekk nit ku xam nga nit nopp nit day bëgg dëgg y a des gens yi nga xamante ni dañ bëgg ko leen di nax dëgg yàqul ànd comme laa di Diop bi mu ñëwee ci la ñu ànd produire loolu léegi lan moo fi des mooy mbër bu ci nekk gëm ni man bu ma amee métier lii rek lañ leen mën a jëriñ ñi ci amoon métier ñu jàppale leen ñu dellu ci seen métier continuer ko def benn ñi ci amul métier lii direction horticulture wax amul débat c'est-à-dire ki wax fi léegi au nom de l'ingénieur qui a parlé tout de suite au nom du directeur de l'horticulture waxu fi ay waxu à peu près il a tenu un discours courageux mais réel et sincère te lim leen wax yépp pour ngeen def ko soxlawul ngeen di sonn soxlawul ngeen di def leen volonté la rek ak jóg dem ci information bi direction de l'horticulture ñu jàppale leen la même chose la direction de l'emploi wax li ngeen fi wax yépp aajowul nit di sonn aajowul di fay dara pour mën ci def liggéey maintenant nag nit ñi dañu bëgg leen toog fi nga toog bu ñu waxee gouvernement bi nga xarab dem ci réseaux sociaux yi lu ñu wax nga ni noo amul bu ñu nee financement nga ni noo gisuma ko ñu wax nga ni noo seeni nit lañ koy jox yooyu ay waxi caaxaan ay ndaw ngeen am ngeen possibilité bi nga xamante ni xëy na Moustapha Gueye amu ko woon am ngeen possibilité bi nga xamante ni xëy na Tyson amu ko woon même bu fekkente ne am nañ ci ay millions mooy dine am ngeen ay ñu leen jiite ñu mel ni Ismaïla ñu mel ni Fallou ñu mel ni Serge de lutte ñëw taxaw pour wax ak yéen waxu dëgg indil leen ay opportunité pour ngeen am métier donc je pense que li fi des mooy dine lu mel nii buñ koy def ngeen koy jëmmal ji mooy teew jëmmal ji mooy déglu mais li gën a metti ci dem ci mbooloo mooy ñëw ba pare ba nga dem kër ga naan mais saawaay liñ doon wax lanati la nit day am fulla nit day am pasteefu nit mooy di nekk sa tànk bii foo jóg di ko dem mu nekk farata wala lu lay jariñ dafa am ku ñu ni opportuniste nga mu ne ko opportuniste ak égoïste yépp laa boole ñu ne ko ndax lan mu ne sama tànk beeg sama bopp bi ak sama làmmiñ bi duma ci wax lu dul daf ma jëriñ intérêt nag bokkul ak ki nga xamante ni day wër di tapambalu di non mooy dine nga xam li xew ci dëkk bi président de la république Macky Sall ay la yéwén borooma ko moom bi mu ñëwee lépp lu mu fi def guléet la dafa ñëw ñu ne financement am na problème mu créé DERTEC muy délégation à l'entrepreneuriat rapide nga xamante ni tey am na lu mat ñaar fukki junni ak juróomi téeméer yi nga xamante ni wutal nañ leen liggéey nga ñëw tey boo dee baykat nga wala bay moo ma neex ñu ñëw indil la li nga xamante ni moo di Prodac nga jógee ti fa ni ma loolu doy la mu ñëw indil la ANPEJ indil la ay structures yi nga xamante ni il faut nit ñi yéen ngeen toog bu ngeen toog da ngeen di toog ngeen ni mais état Sénégal lu ma defal loolu amul couleur xamul parti xamul waaso xamul fu kenn
sénégalais moo ko tax a jóg. kon yaakaar naa ni il faut d'abord ngeen gëm leen ni mbër laa mais dama war a am métier ku ci nekk boo génnee ci salle bi ak esprit boobu rek problème bi commencé na am solution mooy booy génn nga ni xoolal li may daj ci entraînement dinaa entraîner bay bëgg dee am te duma am combat wala ma entraîner bay bëgg dee am combat amul benn mbër nag bu fay tegle ñetti défaite ñu lay woowaat naan la kaay bëre da nga yeewu entraîner ji làmb ji ngeen bëgg bu leen ko bàyyi de fonk leen ko parce que nit passion la am nit li mu bëgg daf ciy nekk fonk leen ko mais li ma leen di bëgg a xamal mooy ku génn fii li ñu am tey mu nekk lu ñuy satisfaction bi ñuy am ma am ko Bamba am ko Ismaïla am ko ñun ñëpp ñu am ko ci organisateurs yi mooy nga génn nga ni ah man de mbër laa bi may dugg ci biir salle bi mbër kese laa woon tailleur laa woon li gën a phrase bi gën a garaaw nag mbër di ko wax mooy man dama bàyyi lépp topp làmb ji yaa ngi ci erreur bu rëy parce que li nga topp li nga bàyyi téye woon nga ko li nga topp wóorul beneen élément bi mooy Thiès yëpp bu ñu naan kan moo fi musa dem lutte au niveau national combat fii benn combat première catégorie je pense peut-être bu ñuy wax Modou Anta la ñuy wax dans une moindre mesure ñaata ngeen lan mooy jëm ci kanam fii léegi dans 2 ans est-ce que kàttan bi ngeen amoon di ngeen ko amaat soxna yi toog am ay doom est-ce que sa doom bu la nee dinaa la teral te ci làmb laa ko teg wóorul ni yaa mën ñëpp parce que aussi xam nga làmb pour nga ni moom ci laa bëgg daan sama doole il faut nga bañ a nax sa bopp il faut nga xarañ il faut nga wér il faut nga am chance il faut ngay daan ñëpp boo amul doole da ngay sonal nit ñi quoi parce que vraiment gars yi dañ lay yóbbu bataay mais dañ lay lëng di génne làmb ji rek léegi nga jóge ci nga am doole am technique mais amoo chance nga am doole am technique amoo chance mais daanoo ñëpp donc làmb ji li ma leen di wax mooy Youssou Ndour dafa am chance bu mu am mooy moom passion maanaam li muy fooye mooy métier loolu bariwul moom dafa am chance passion mooy métier mais nit ki bu fekkente ni yow passion bi nga am mënagul a nekk sa métier ba nga am ci taxawaay bu am li lay mën a war mooy nga ni man du ma bàyyi làmb ji de mais tailleur laa damay ñaw ba 5 heures ma wàcc dem entraîner ji bu ma dellu see ñëw bu ma amee làmb suba bu ma daanee xayrun bu ma demee bu ñu ma daanee tabaski bu jotee li mbër doon faj wala li Moustapha Gueye wala li mbër yu mag yi di faj dinaa ko faj ci sama machine parce que dinaa pédaler dinaa ñaw donc je pense que li ëpp solo wax naa ko mooy bu ngeen génnee esprit bi ngeen dugg si woon fii parce que fii du woon signature de contrat du woon assemblée générale politique mon frère rappelle-moi le nom s'il te plaît lii léegi daf ko wax li ëpp solo ci jamono ji mooy lii ñu toog nii di waxtaan lii nag boo dajeek homme politique bi nga xamante ni dafa bëgg falu suba wala dafa bëgg ku ko tàcc wala dafa bëgg mbooloo mu bari ñu ñëw wala dafa bëgg tey mobilisation ngeen ñëw taxaw mais lan mooy ndeyu bu élection jotee ñu jël ci yéen defu leen formation garde corps amul leen du ngeen defu leen benn arts martiaux yi defu leen ci benn du ngeen karatéka du ngeen judoka du ngeen leen da ngeen a am doole rek nga gis homme politique buy ñëw day ñëw dajale leen ngeen solal leen ay t-shirt nag def leen kii gars yi takk seen lunette yu ñuul ñëw taxaw di amul sens en tout cas man soxloo ma ko man élection day jot laajal sama gars yi ba mu jeex damay ànd di dox ak ñoom sauf bu laajee yenn aspects yi ñu gérer ko très rapidement dem donc autant ñun ñiy politique dañu war a seet relation boobu mais nag olof nee na nit lu mu nangu ñu teg ko dagan na ou tout au plus bu élection jotee ñun li ñu bëgg nii mooy former leen en technique de garde rapprochée bu ñu leen ci former
au moins buñ ci amee fukk wala ñaar fukk nga xamante ni am nañu seen benn écurie formé na leen ci élection bu jotee wala même bu élection jotul même bu fekkente ni nit ñi dañu soxla garde rapproché ñu ñëw mën a contracter ak yéen fay leen ñun soxlawuñ ci dërëm man du Bamba du lii du Ismaïla ñun xam nga lan lañ ci am comme soxla mooy dina ëllëg rek ñu gis ni suñu rakk suñu doom suñu jarbaat yi gëmoon ni kat ñun bàyyi woon lépp pour làmb jël nañ ñi seen xel ni mbër du métier bëri du métier bëri passion la maanaam bëgg la nit danaan damaa bëgg a way kii ni man damaa bëgg fecc kii ni man damaa bëgg def leneen kii ni nga def ko nag mais nga wutaale sa métier pour gën a daan sa doole. Donc je pense que li ñu leen fi tegtal yépp mbir mi foofu la jëm il faut ñu xool leen ñun ci kon ci dëkk bi la ñu dëkk on a un mouvement national gëm sa bopp bu doon te dañ bëgg fii fees kese fii bu ñu bëggoon mu fees kese mën nañu dajale autant de femmes et de jeunes mu fees dell gars yi ñëw tàccu yi riir ñu wax fii benn mbër ñëw bàkku ñu wax après ñu dem te ça ne servira à rien du tout mais bëgguñu leen a politiquer mais bëgg nañu ànd ak yéen ci wàllu àdduna ba ëllëg nu mu munti demee bu fekkente ni taxaw dafa jot ngeen xool xam ni kii kat la ma doon wax du intérêt ci man et je pense que loolu ci discours la loolu ci taxawaay la je pense que élément boobu moo di wax leneen li nga xamante ni nag mën nañ ko jël comme décision mooy au moins ci ñaar formation dinaa wax directeur des opérations mu seet ko mooy formation en sérigraphie rapidement ñu defal leen ko formation en réparation de téléphone portable parce que ñun dañoo jël métier yi nga xamante ni nit ñi dañ koy soxla ak blanchisseur tey dañoo jël li nga xamante ni nit ki soxloolu muy jàng dara mooy formation en réparation de téléphone portable ñëpp a koy soxla formation en pressing maanaam faute ak passé nit ñi dañ ko war a jàng formation en sérigraphie ñett yooyu mooy yi nga xamante ni war nañ leen ko mën a defal très rapidement bu ngeen ànd ak association taxawu làmb ak FILS ak ANAMO ci convention bi ñu mën leen ko defal. maa ngi éclairer sànq je pense que Diallo ñëw na ci bi ñuy wax ci pourquoi Thiès ville amul maison de l'outil bi ñu ñëwee je pense depuis 2014 bind nañu maire yëpp pour wax leen nañ ñu jox espace mais amuñu benn espace ñu mën a jox Thiès pour ñu mën fi def maison de l'outil moo tax li ñu décidé mooy à partir de janvier comme amuñu fu ñu ko defee ñun ci suñu budget prévoir nañu louer benn kër un local mu nekk une convention ñu signé ko def une maison de l'outil pour la ville de Thiès. Parfois nga dajeek nit xëy na mu poser question ni Malick li muy defal yeneen région yi dama leen di wax ni leen le nombre de jeunes yi ñu formé fii Thiès dans la ville de Thiès moo ANAMO yim ci def formé nañu 1350 jeunes biir Thiès réparation de téléphone portable pressing sérigraphie ak nu mu tuddati ak mécatronique bi nga xamante ni ñu ngi koy bëgg a former boo ko jëlee war na mat 1350 je pense au moins ci la yam ay jeunes yu dëkk Thiès yu ñu former donc je pense que globalement baaxoon na pour ñu expliquer leen loolu di leen wax ni leen bëri leen entraîner leen mais ñëw leen ci métier mi nga xamante ni mooy tax weeru dee wala ngoon gu jot nga mën a mos dara je pense que parce que fi may terminer et élément boobu moo ci ëpp l'importance mooy di ne que mbër moo gis mu entraîner ba fees dell am doole buñ ko encadré wul joxuñu ko métier amul làmb c'est un potentiel délinquant nit la nit du weesu nit boo entraîné am doole ba fees dell am jot
li taxoon nga entraîné gisoo ko mooy amoo mbër amoo lamb maanaam amoo combat gagné woo ci xaalis lu ci ëpp délinquant ci nga jëm amul beneen sujet bu ñu la mën a defal ci leneen parce que boobu mooy lépp mat na te dara yeddu la dara tënku la donc je pense que initiative bi mooy xeex délinquance maanaam fexe ba xale yi bañ a nekk ay bandi yuy dem ci di def lu nekk parce que fees nañu am nañu doole. Je pense que pour conclure et en français je vais juste remercier en tout cas tous les participants, tous les initiateurs, l'association Taxawu Lamb de Thiès, l'association FILS dirigée respectivement par Ismaïla et notre frère Bamba Mboup, qui nous a permis de tenir ce forum. Ce forum-là est le lancement d'un concept, un lutteur, un métier. Pourquoi un lutteur, un métier? Parce que nous sommes aujourd'hui convaincus que un jeune, un lutteur potentiellement bien entraîné, avec une force physique impressionnante, sans emploi, sans orientation professionnelle, est un potentiel délinquant. Et il a été admis que l'essentiel des repris de justice que nous avons, c'est souvent des militaires libérés, mais qui n'ont eu aucune formation ou aucune insertion, et ce qu'on peut appeler des lutteurs en activité avec toute la masse corporelle et la compétence physique nécessaire, mais qui n'ont pas eu de formation professionnelle ou de formation dans le cadre d'un métier bien déterminé. C'est la raison pour laquelle l'Agence nationale de la maison de l'outil, dans le cadre du plan Sénégal émergent, qui consacre une part essentielle à la formation, à l'insertion et au renforcement de capacités, nous avons décidé d'implanter un peu partout ce concept, un métier, un lutteur, un métier, une insertion. Je pense que c'était l'objet de la rencontre, et demander à nos fils, à nos enfants, à nos neveux qui sont là, de consacrer, de comprendre la lutte comme une passion, mais de ne jamais comprendre ou ériger cette passion en une formation ou bien en une occupation professionnelle, parce que, nous le répétons, la lutte n'est pas une occupation professionnelle. C'est une passion, mais que chaque lutteur développe en lui des compétences professionnelles, développe en lui un métier et continue à se battre pour gagner sa vie honnêtement à la sueur de son front. Je pense que loolu moo doon lu ñu mënoon a tënk. ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di encourager bu baax aussi direction de l'emploi. lii rek la dama wax ni affaire bi teew la damay wax souvent ni le maire Talla Sylla sa indemnité de représentation boo ko lekkee day rees parce que yaa ngi teew. Maison direction de l'horticulture, j'ai été très séduit par ce discours ak la présentation du document. De même chose que la direction de l'emploi. Surtout li nga ñu expliquer yépp mu leer ci suñu bopp mënaluñ leen defal lu ëpp loolu. Opportunité yi mi ngi fi dem leen vers l'État, dem leen vers les programmes mis en place par le président de la République Macky Sall ngeen gis ci seen bopp ku nekk am métier mën a daan sa doole. ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu.